mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi dellu di leen ziar di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp di ko ñaanal sunu réew mi di Sénégal ci daan ko xoon ak RFM li ñuy waxtaanee tey wàllu koom-koom cay jiitu ak docteur Modou Dieng ginnaaw si daañ dalal Oustaz Ndiouga Mbengue bu kuréel ak animateur religieux yi taxaw ñoom it ngir daan corona ndax li ñuy waxtaanee yëpp njeexite yi sooxe gi ci fànn bu ca ne économie ak li nga xamante ni mooy social gi ak leneen wàllu culture. dara warlu ko lu mooy coronavirus bi nuyoo ci àddina docteur Dieng ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu sa ànd ak RFM. waaw ñoo ngi lay ziar bu baax El Hadj ñoo ngi ziar bu baax. jërëjëf auditeurs yi aussi si suba gi. merci beaucoup mu fàttali ni économiste nga enseignant chercheur nga également ci université ba ñu duppee Alioune Diop ca Bambey Sénégal nekkoon ci yoon bu baax ci wàllu yokkute demoon nañ bay wax sax 6 ak nangam %, ginnaaw si ñu ñëw ba 1%, wax dëgg yàlla c'est regrettable ah. waaw parce que c'est vrai que Sénégal depuis 2000 sax mën nañoo wax def na effort yu bëri ci yokkute. ñu commencé ko nag ci nguuru Ablaye Wade yi avec politique grands travaux yi quoi dafa impacté bu baax parce que économie. boo ko bëggee yor da ngay def ay investissement yi nga xam ni nii day metti mais après day jur njëriñ. ci investissement yooyu mu ngeen ci cité lu bëri notamment autoroute à péage bi. waaw ak université yu Ablaye Wade développé beaucoup de choses daal yi nga xam ne nii am na impact Macky tamit gouvernement ba mu ñëwee. ci lancé boobu quel que soit nag après lu nu mun a analyser sur les choix. mooy décision yu ñu jël ci investissement yi mën nañ see analyser lu bëri mais tamit am nañ volonté boobu. sur la politique des grands travaux. waaye nag croissance boobu nañ ko relativiser tuuti parce que dañuy foog ni Sénégal moom rek moo def effort te Sénégal dafa bokk ci zone économique bu naan UEMOA. 8 pays ñoo ko bokk. ci 8 pays yooyu doo xoolee 6% ba 7% Sénégal du moo ko fi def doo xoolee Bénin. ci taux de croissance yooyu la nekk doo xoolee Côte d'Ivoire moo ñu ëppale taux de croissance donc doo xoolee même Niger seen taux de croissance moo ëpp même Burkina Faso parce que Burkina Faso ñoo ngi 6,8 Bénin ñoo ngi 6,7 Côte d'Ivoire ñoo ngi 7%, Sénégal ñoo ngi patauger entre 6,1 ak 6,5 donc pour relativiser donc def nañ effort mais tamit dëkk yi nga xam ne parce que dooy natt sa bopp da nga koy natt ak ñi ngay méngale comme mbër rek dooy natt sa bopp da ngay xool tamit ñi nga dendal mais ñi nga dendal aussi gënoo leen def effort moo tax loolu tamit lu ñu war a relativiser malgré tamit effort yooyu def nañ ko relativiser mais ça n'enlève en rien mérite bi parce que bu ñu desoon ginnaaw it mu gën a ñaaw. Voilà, c'est ça. Looloo tax ma ni des fois dama ni dañuy am tendance wax ni Sénégal mais tamit doo xoolee say morom aussi. da ngay wax ni li nga def war nga mun a yokku daal parce que am na ñu la ci raw. waaw objectif bi mooy loo nga nekk premier parce que tey Bénin wala Burkina du ñu ëppalee taux de croissance loolu Sénégal du defee effort mun na leen rattraper wala raw leen. ba ci Côte d'Ivoire 7% yi je pense que Sénégal. am na capacité dem plus que ça quoi. loolu mooy effort. léegi nag tal nañ leneen ndax ñun waxatuñ sax waxi 6% mais nees di def ba génne suñu bopp ci ndox mi maanaam ndox tuur na naam mais du ñu an baax ba dañooy war a rootiwaat nees koy defee. voilà parce que tey doo xoolee même ci récession bu ñuy wax ay 1% ak yooyu Sénégal nekkul foofu parce que doo xoolee prévision yi ma yor ni yu baat def. doo xoolee scénario bu baat def ñoo ngi am taux de croissance de 0,1% et non pas de 1% en 2021 lii les prévisions yi nga xam ne étude BAD moo ngi ko def. avec des perspectives de 2,6% en 2021. te doo ko comparer aussi yeneen pays yi par exemple Bénin tey moo ngi am 1,2% 2020 ci perspective ak perspective de 4,1%, Burkina 0,7% ak 4,5%, Côte d'Ivoire 1,5 ak 5%. doo xoolee ñun ñan lan fi tane. mooy Guinée-Bissau ak Mali ak Niger te Niger sax ci perspective yéen Mali ñooñu tane parce que Niger en 2021 moo ngi nekk 4,1% ak 3,3%. tey doo xoolee d'abord balaa ñuy wax ak mbaax ak nan lañ koy defee dañuy analyser waat la situation lan moo ko indi. mooy récession bi lan moo ko indi tey doo xoolee
ba na amee coronavirus Europe dafa amoon benn plan de riposte bu mu amoon mooy lan dafa décider woon confinement. man je trouve que stratégie Afrique notamment Sénégal ak beaucoup de pays c'était une stratégie de mimétisme mooy danoo toppandoo. toppandoo loo xam ne suñu situation économique mënu ko woon dégg. mooy doo xoolee économie bi ñan ñoo ko yor ñi nga xam ne nii tey ñoom ñooy daan seen doole lu ñu naan góorgóorlu pour amal seen bopp. tey ñooñu doo amee stratégie de riposte Covid bi nga xam ne dañ leen di tëj xam nga lan lay jur day jur perte de revenu. mooy duñ demul liggéey nga tëj leen. mooy revenu day perte gis nga doon revenu. mais c'était un peu délicat de choisir ci moment yooyu diggante l'économie et la santé ndax benn mënu ci dem ba morom ma boo ubbi woon nit ñi àndandoo wopp doo gis ñu la suqalil économie. tey lan moo am ba am. malgré lépp lu ñu def quelle est la conséquence du Covid sur l'Afrique. Moi, il faut l'assumer, quoi. Ça veut dire il faut se dire les vérités, quoi. Oui. Peut-être c'est pas la manière dont Covid bi la am conséquence Europe ou dans d'autres pays occidentaux amu ko Afrique. Afrique malgré tout ce qu'on a dit Covid bi def fi ay ravages. Ok. Voilà doo xoolee loolu mais même doo xoolee loolu tey jii nga tëj nit ñeeki yooyu même maladie bi. pratiquement. état bi def si loo xam ne c'est extraordinaire par rapport à l'indiscipline de la population et cetera. donc mais nag lu si gën a dangereux mooy ni. revenu yooyu baissé dafa baissé voilà demande bi. mooy nit ñi dañoo amul revenu du ñu jënd. ok dañoo teel a làqu daal on n'a pas eu assez de courage. dañoo teel a làqu te defuñu analyse bu doy xam seen capacité économique. tey même tey jii amoon na yeneen stratégie yu nu mënoon a jël seen économie moo jaaduwul woon ñu làq nit ñi. ñu tëj leen. parce que tey conséquences yu mu am. mooy ni secteur productif bi dañ ko rey. parce que doo amul revenu. doo jëndul entreprise yi mënuñoo jaay. bu entreprise yi mënuñoo jaay léegi fi mu toll nii dootuñu embauché duñu embauché wul ñoom dootuñu amati ay revenus yu doy pour payer l'état des impôts loolu la ñuy wax cercle vicieux. cercle vicieux day mel ni benn roue buy tourner boo xam ne nii. chaque moment day gën di mettre. maanaam dañuy dugg ci ak goûter rek quoi. donc ce fut un mauvais choix. ci gàttal voilà un mauvais choix. qu'est-ce qu'il léegi nag nees di def ba génn ci teen bi. voilà man lu ñuy def pour mun see génn mooy ni ñu changer complètement d'orientation politique et notamment la structuration de l'économie. tey danoo dem bi nga xam ne nii danoo nekk sur des économies très extraverties. tey doo xoolee même plan de riposte bi lan lañ def. doo xoolee pour dimbali nit ñi lan lañ def danoo jënd ceeb dëwlin ak yeneen kii doo xoolee lu mu jënd yëpp dañ ko wuti bitim réew. dëkk loolu yoru ko tey ci Sénégal ba nu waxee ni am na autosuffisance en riz man jortu naa ni même kii bi ceeb bi du doy woon Sénégal mais am na leneen ay dugub ñoo ngi fi ay mboq ñoo ngi fi ak leneen. donc Sénégal dafa am potentiel boo xam ni. Il y a aussi malheureusement les habitudes alimentaires qui font que boo fi indi woon dugub it nit ñi moom xam nga denrée bi nu gën a bëgg sekkee nag ndeewee ni ceeba. waaw xam nga tey moo ngi mel ni rek borom kër doo toog nga ni samay doom lu leen neex rek neex na ma. tey pour yar am na ay contraintes yoo xam ne dafa am ñun dañoo bëgg dara ba pare. boo xam ne ni day laaj yenn sacrifice yooyu. un moment ou l'autre da nga kaa war a assumer. dëgg la. tant que assumé wuñu loolu du ñu dem. et puis gouvernement bi aussi am na beaucoup d'investissements c'est des investissements de prestige. ñu leeral ko ci wolof maanaam baal ma docteur xam naa il faut que wolof bi ëpp nasaraan gi. maanaam investissement mooy xaalis bi dañ ko ji foo xamante ni daanaka pour daraja la am na war nañ ko def fu gën a jàmp. pour daraja la xam nga tey doo waxee ay terre ci yooyu. mënuñu kaa bañ mais priorité Sénégal. tey war woon nekk terre ba nga xam ne nii ba nga ko gàttee ba léegi. presque léegi mu mat 5 ans dawul. xaalis boobu ngay teg bu jural la ay frais tey doo xoolee dette publique Sénégal moo ngi représenté 67% ci PIB bi xam nga ñaata la ñuy fay intérêt 300 milliards. par année tey lan nga mun a jëlee xaalis bu mel noonu nga denc ko fenn. nga ëpp ko mel ni condamné lu mel ni terre bi jurul dara mooy du doon day daw. peut-être mun na jur recette yoo xam ne ñu mun nga ko utiliser feneen. beneen exemple bu mën a jël mooy université Amadou Mokhtar Mbow. xoolal ba nga koy tabax autant de milliards yu si def tey jii du doon 20 milliards nga am est-ce que doo tabaxoon
benn faculté wala ñaari faculté fonctionnel jël ay étudiants après tabaxaat fonctionnel jël ay étudiants pourquoi nga commencé chantier boo xam ne nii wóor la na nii mënoo kaa yeggali mais ay milliards ñoo ko tëdd loolu moo amul njëriñ si dëkk dëgg ba léegi ba tey yaa ngi ci dans l'analyse mais ci yan levier nag lan mën a jafandu pour mën a dem yaakaar fi léegi 2021 li nga ko waxee 2% jàpp 3 nangam. voilà lu mën a jafandu yan secteur mbay mi lay doon wala. économie da ngay xool say avantage Sénégal dafa am avantage bu rëy lu mel ni si agriculture tey doo xoolee Sénégal mooy le deuxième pays le plus doté en eau dans le monde à part le Japon et doo xoolee suufu Sénégal partout foo dem suufu bay la mais tey doo xoolee lan mooy développer économie mooy suuf ak doole liggéey mooy jeunesse bi tey Sénégal am na ay nit yu mun a liggéey mooy ñun am na lu naan dividende démographique mooy am na jeunesse bu day boo xam ne nii tey jii mbay lenn la laaj nga am suuf am ndox am doole ak liggéey yu koy def ñun am na loolu tey nan lañu mun a xoolee ba nga xam ne nii suñu jeunes yi nga xam ne représenté nañ plus de 70% de la population taux de chômage bi nekk pratiquement plus de 40% tey nan nga leen mën a réverser sur ces activités porteurs lu mel ni agriculture ba nga xam ne Sénégal mun na nekk même leader mondial dans ce sens te duñ defee agriculture chaîne de valeur boobu yëpp ñu maîtriser ko notamment les industries de transformation qui vont aussi avec l'agriculture et cetera donc dinañ créer bi nga xam benn dynamique boo xam ne nii day nekk benn effet d'entraînement nga xam ne nii agriculture bi day mën a jàppale industrie bi jàppale transport jàppale immobilier bi et cetera ba nga xam ne nii levier d'interconnectivité la ñuy am si niveau am na solo ca lépp nag ànd ak rigueur liggéey daf ko laaj ci ñëpp nag ci ñëpp parce que tey doo xoolee lu différencier adduna bi yëpp mooy la bonne gouvernance tey mun nga liggéey mun nga am xaalis mun nga créer des valeurs mais tey doo amul ay valeurs yu baax jub éthique bonne gouvernance doo sori tey Sénégal lu bëri da nga koy dëkk ay scandale ay milliards ay dizaines de milliards centaines de milliards te tey doo xoolee population bi doo leen wane loo xam ne nii ger la wala maa tey wala def loo xam ne nii da nga koy gis mu ni fang amul sanction amul dara amul maa tey tey ñooñu doo leen woowee motivation collective donc du ñu am motivation dafay loolu moo rey yaram yi loolu nga bëgg a wax voilà dafa rey yaram yi tey doo xoolee par exemple fu motivation am mën nañ lay joxe exemple bu simple mooy mosquée Tivaouane bi danoo woote ci benn journée ñu dajale plus de 1,5 milliard Magali Djoudia mooy nit sax mu lay wóolu rek loo ko woo da ciy dem japonais yi doo xoolee ak chinois yi loolooy seen force tey jii da nga naan Sénégal est-ce que état bi du woo nit ñi ni leen kaa leen si mbënd bi yéen ñëpp ñu jël ndox bi déplacé ko ñaata nit ñooy pare pour si meeku ànd ak état bi waaw mooy loolu nationalisme boobu amuñu ko. ok te loolu bonne gouvernance bi moo koy wane. très bien mais docteur Dieng ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi lay gërëm bu baax. merci docteur Modou Dieng la ñu àndaloon mbokk yi économiste la di jàngalekat chercheur également gëstukat ca université bu Bambey bi ñu duppee Alioune Diop ñu koy gërëm docteur Modou Dieng. ba tey ak rajo Futur Média ak it li nga xamante ne mooy njeexitey ñeel jàngoroy coronavirus ginnaaw économie bi ñu wax ci léegi xeex bi ci boppam ci wàllu woowu nag ministère de la santé boobaak léegi ak li ko wër yëpp ñu ngi uppee taal bi fu ne def ci résultats yu am solo naam wax dëgg yàlla c'est l'occasion de féliciter encore une fois le personnel médical ak les autorités ci taxawaay gi waaye nag daa fekk ne yëf yi jeexagul sori na jeex sax ndax bu dee Sénégal it àddina fu ne ma nga fa ba tey virus bu sew boobee animateur religieux yi nag ñoom ne dañuy génn léegi studio yeeg yeneen dem ci mbedd mi ci terrain bi wax ak askan wi am ci njàppaleeg ministère de la santé tey sax ca bopp ca kanamu ministère boobee la ñuy defee lancement wu seen activité yooyee kenn ci yooyu oustaz sëñ Ndiouga Mbeng sëñ bi Mbeng maa ngi lay ziar bu baax. ñi ngi lay fay El Hadj jërëjëf ni ma ko waxee tey ngeen fas yéene mandargaal seen lëngoo boobu ak ministère de la santé lu jëm ci wàllu ñaax askan wi ci suba gi. muy lu am solo ñu fas yéene ko ànd ak yéen waaye El Hadj San bala may ñëw ci loolu rek may ma gërëm leen yéen waa FED teg ko ci say loxo ci nga xam ne yéen koy amal ngir may ñu dégg lan mooy tere yi ngir ñu mën ko moytu
waaye ci wàllu googu tam ñu félicité bu baax nag technicien de la santé ministère de la santé ci place bi nga xam ne Sénégal jël na ko ci adduna bi ci xeex mbas te loolu moom kenn yaakaaru ko woon te muy ñaareelu place loolu kon ñu ciy félicité suñu bopp ci félicité ñëpp El Hadj Assane ni nga ko waxee dëgg-dëgg noonu la ministère de la santé day tàllal loxo bi nga xam ne animateur religieux yi ci télé yi ak rajo yi tàllal nañ ko loxo ngir nag jëm ci beneen phase bokk ci xeex corona tàllal loxo googu nangu na ko ba tey ji incha allah ci kanam ministère bi ci lañu war a déparé nag caravane boo xam ne bala ñu ko dakkal danañ def fukki marché ak juróom fii ci biir Dakar ak li ko wër ngir nag waxtaan ak nit ñi ci ni nga ko waxee léegi mbas mi de naam ñi ngi ci am yaakaar mi ngi wàññeeku waaye jeexagul te sori na ko ndax ci ngay xeexal te gisoo ko mënoo ko dégg te du la xeeñ kooku moom mënoo xëy di jeex na lu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo koy say technicien de la santé ñoo la ko wax ba tax na kon ñun lii suñu warugar tey mooy génn caméra yi génn micro yi dem nag jàkkaarloog askan wi El Hadj Assane waxtaan ak ñoom ñu gën a bàyyi ci naka ngeen koy defee ndax ku ne marché ni ab dajaloo est-ce que matuwaay yi ak yooyu dañ ci bàyyi xel ak it ñi bëgg xam leen daa leen dégg bëgg a saafoonteeg yéen xam naa il faudra mettre des barrières ci wax waaw foofu sam jërëjëf El Hadj Assane ci bii laaj ndax dafa mel ni yow yaa ngi ci milieu oustaz yi nag ndax ki nga xam ni wax dëgg yàlla dafay toog ci télé di waxtaan ñëpp bàyyi li ñuy def di ko seetaan ci nekk ci rajo ñëpp bàyyi li ñuy def di ko dégg tey fuñ nekkoo ko jëmmama gi ci barab boo xam ne solo fay daje ana kay dana am dajalo waaye loolu yëpp waxtaane nañ ko ak technicien de la santé yi nga xam ne ñoom la ñu amal partenariat ci waa ministère ba lu jëm ci waajal bu ñuy ne ba yem ci ñoom loolee macha allah ñu ngi leen ci gërëm waaye waajal ñoo xam ne tam li nga xam ne moom la ñuy yóbbu gannaaw sensibilisation yi ci masque yi ak gel yi nga xam ne benn bu ma ci tudd rek mat na fukki junni su war a koo séddale ci fan ak juróom waajal nañ ñu ñoo xam ne tam macha allah bu ñu yeggee ñun sunu jëf rek mooy alerté waxtaan bañ seen ni Alaaji Papa ma daan seen a nge oustaz Mor ma daan seen Alaaji Njaga Sekk bu RFM ma nga ne le comme sax ma fi jaar di ko gërëm Alaaji Njaga Sekk ndax xalaat bii ci moom la bàyyi ko mu yaatal ko nag ci oustaz bi nga xam ne ñu ngi ci télé ak rajo yi kon jël nañ matuwaay yëpp xam nañ ni ka daan toog ci rajo naan moytu leen dajalooy dee leen raxasoog dee leen takk masque di laal seen kookee moom du indi safaan wala muy digle incha allah mu mel ni ci yëf yi bu weesoo sax yéen oustaz yi sénégalais bi jullit bi ci boppam fi ngeen leen di woo mooy dañoo bëgg a léegi lënkale wax ak jëf Sénégal nag ñu baal ma ci ñi ma ko sañ a wax ji dafa xaw a ëpp doole jëf ji mais bu ñu fexee xeex ak mbir yi ba jëf ji tolloo moom doole mbaa faf mu daal di ko yanu teg ci suuf yëpp mu gënati loolu Alaaji Assane dëgg la bokk na ci jëfi kilifa diine en général wala oustaz bi sax ma yamale bokk na ci li mooy nga xam ni nit bu génn nit mooy kay dafa ko wax waaye boo xasee génn yaa oustaz boo mënee déplacé wu tuuti ñu daal di waaw pour réseau bi mooy xaw a daw waaw kon bismillah Mbengue waaw kon nit kooku ma doon wax indee nit kon ñaara ko mooy yaramam ak ruuxam yaram wi nag waa santé ñoo koy faj ndax ñoo ko jàngi woon ruux gi ànd ak xel mu sell nag ñii waxtaane diine ñoom ñoo koy faj ndax ñoo koy xel la mu soxla loolu nag bokk na kon ci rôle yi nga xam ne ñoom ñooy oustaz yi war a wàcc terrain bi te loolu lu ñu xam la ndax Alaaji Assane pour fàtte ni ba bas bi tàmbalee ba tey muy oustaz yi muy yéen animateur bi amul kenn koo xam ne du sa émission da nga koo soppi daanaka genn wàll gépp li ñuy xeexe corona nga ko waxe kon lii beneen phase la mooy au lieu ñu toog ci biir bureau climatisé bàyyi suñu yaay yeeg suñu sœur yeeg ca marché ya ñu mën faa jële jigéen bi delloo si ko ci kër gi te bul fàtte nag jigéen may dem ca marché moom mooy ndugg indi ci kër gi mooy togg mooy jox nit kon moom bu ñu nee secteur rek daanaka mën nañu toog nag doon ci yéenewuñ ñëpp loolu moo tax kon ni cible nag marché yi war a dem nag taxaw wàcc dugg ci seen biir wax ak ñoom ndax itam yëf yi laqati ci ginnaaw écran yeeg micro yi ni ma ko waxee léegi baax na naam ak baa ngi jàll waaye ñëw jàkkaarloog léegi ne ñu ko dama ni mun la nga wax message mu tontu la loolu yaakaar naa ëpp na yaakaar kon Alaaji Assane li nga laaj boobu ci may daaneele kay mooy nit ñi ñu dañ di wax ak ñoom dafa am góor gu baax gu daan wax te mooy kenn ci sunu kilifa yi kenn fay kooku laa fekk baax dafa daan wax ni boo bëggee dugal nit ci àjjana
bu jàpp ci loxoom naa ko même da nga koy yenu ngeen di bëree ko xeex ba nga daaneel ko biir àjjana bu gestoo nag nga ni ko lii laa la yéene woon mu sant yàlla mu soog a xam loolu lañ xam loolu lañ bëgg a def macha allah nit ñi nag lu ngeen di xaar ci ñoom ndax ñoom it faw ñu neex a boot de waaw li ñuy xaar ci ñoom mooy liñ daan xaar ci ñoom ci seeni réaction ci rajo yeeg télé yi ku ne xam na ni Alaaji Asan même sa émission bi ndeysaan saa yoo ubbee antenne bi daanaka tëj ko dana la jafe ndax nit ñi wax du gitteel na leen waaye ndax gis nañ ku leen ko wax koo fay laaj loolu nag mooy rôle ustaas kon li ñuy xaar ci li ñu jëm moo di rek liñ daan def ak ñoom ci conférence yi xam nga conférence ustaas Asan amatul loolu ko xaw naa laal tuuti liggéey ustaas impact na leen dëgg la mi ngi noonu buñ ma santoon ci conférence da nga daan gis daanaka thème ba mën naa bañ a yegg lu tax ndax xërub nit ñi ci bëgg a yëcc ci nga xam ne mooy def thème tey jii nag kookee bu ñëwee nii la ci li nu yàlla boole te mooy xam-xam ak àndandoo taxawu jaboot lii laa la ci ñaan loola lañ ci xaar mooy rek akay ànd naa ca jëw incha allah te Alaaji Asan loolu la ñuy seet macha allah Mbengue ñu ngi lay gërëm bu baax yow Saas waaw xam naa nga baal ma rek di wax ni tey kon bu soobee yàlla ci lancement bu ñu paree danañ def li nga xam ne moom moo di marché bu Tilène danañ def li nga xam ne moo di marché bu Colobane danañ def marché HLM ak bu Castor ci Ndialbène yeneen marché nag incha allahu nañ ñu xaar bu soobee yàlla danañ ko risale ba fii ak le 30 septembre lu ci xaj rek danañ ko def ànd ko ak ministère de la santé pour l'image manees na jàpp ni da ngeen di nekk ci wata boo xam ni da ngeen di am waxukaay di wax ak nit ñi wala sonorisation wala kay Alaaji Asan boo tam ñu gërëmaat ci ba tey rek ministère de la santé ndax itam biñ leen tegalee projet bi lañ ca njëkk a teg bët te mu neex leen lool moo di lii nga xam ni war nañ ko defee am na jumtuwaay bu mu laaj lépp luy matériel rek mu jëm ca oto ba ca rajo ba ca DJ ba ñuy gunge ca waxukaay yee lépp rek macha allah jàpp na nañ ko jàpp na nañ sax yeneen oto yu ndaw yoo xam ni war nañ caa dugg def ci yeneen matériel ngir buñ demee ci marché bi mën a wàcc suuf ba ci ndax xam ne am na ko incha allah jërëjëf Mbengue jërëjëf mu nekkoon ak ñun oustaz Ndiouga Mbengue bokk ci oustaz yi nga xamante ne dañoo ñoom it bay seen waar ci xeex be coronavirus di ko tàmbali tey jii lëngoo ci ak ministère de la santé ñu leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax ndax ki lay teg rek ci yoonu siraatal mustaqim mënoo ko fay rawatina ki la bëgg a fegul ci sa wàllu wér-gu-yaram kon wax dëgg yàlla macha allah yàlla yeggale yéene yi te it may ñu noppi dégg nag ñun ñi nga xamante ni ñun lañ bëgg ñu sàmm. ci kanam tuuti daan coronavirus ak antenne bi 88 628 14 14. Allahu akbar yàlla rakay yàlla ñu ngi toroxlu boole si di la ñaan ñu nde àdduna ñu ko ndax àdduna wërngal këpp nee na dëkk yaa ñu ko mën a déggil ya Allah ku nekk yaa ngi def sa kente lay kàttan ngir aar sa njaboot ñi bàyyi seen njaboot dem di jéem a aar ñi feebar yow ku lay fay du kenn ku dul yàlla suñu boroom yaa wartoon ñi képp ku feebar di ko jéem a faj bu yàlla nangoo xam ne bu lay dugg doo ko yëg doo ko gis 88 628 14 14 Mamadou Mouhamed Ndiaye tey moom près du corps la sol poqataan yi de booy boo nga teewaale puso gu wëñ sa poos Mouhamed ndax xam naa ni ci xotteeku la jëm asalaamaaleykum
asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. Alaaji Asan ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar Boubacar. di la ñaanal yal na la yàlla defal jàmm defal ko rajo bi yëpp. amin ñu bokk lépp. Alaaji Asan à l'heure actuelle Sénégal yëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. amin waaye ñu bokk. lu tax loolu mooy que ne rajo boobu xamante ne moom la ñëpp di déglu. te saa su nekk événement bu mënta am si biir réew mi tey jii ñi nga xamante ne tey ñooy techniciens yi sax bande annonce ñuy teg da ngay xamante ne lii rajo bi dafa am solo. macha allah sant yàlla. ci affaire coronavirus bi ngay wax nii si lépp boo duggee biir marché central. ku ci gis cantine boo dugg ñoo nga def seen i mag jël seen i suwo ak seen i omo wala seen saabu teg ku dugg raxasu. di jàpp macha allah. kon nga gis ne que tey jii ci déglu rajo bi jëm ni ñi nga xamante ne ba ci jaaykatu fukk jaay yi. ba ci ñi nga xamante ne dañuy jaay ay bal ñëpp nga toog tey jii di xeex ndax dëkk bu lay dëkk ci biir rajo bi ak médecin yi di dugg. ah am na solo loolu. xoolal kilifa diine yi ñi nga xamante ne tey jii ak dañ leen ñëw ci rajo bi dañuy yee. ñi ñëwee wàcc ci le terrain pour waxtaan ak askan bi. loolu c'est très important. am na solo maa ngi leen di ñaanal seen liggéey boobu yàlla ko yàlla egg la ak jàmm. amin jërëjëf Boubacar jërëjëf. am nañ si yow yaakaar yàlla bu yàlla des yaakaar. amin yaa rabbi. di wax seen bi nag Tivaouane ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. amin amin yaa rabbi. lépp lu ñu sumb si biir réew mi si kër diine yi ak yàlla mottali ak jàmm. amiin maa ngi nuyu docteur Ndiaye si Thiès. amiin liggéeyam bu rafet jërëjëf. jërëjëf Boubacar 88 628 14 14 RFM rajo Futur Média. asalaamaaleykum allo allo waaw loolu dégg bi dafa naqari. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay ziar El Hadj Assane. maa ngi delloo ziar Ibrahima. maa ngi lay ziar bu baax di la nemmeeku. jërëjëf Lay Muxtaar. di ñaanal xalifa bi Baye Abdoulaye. yal na ko yàlla yokk wér mu yàgg fi lool. amiin waay amiin. moom Serigne Mountakha mu baax mi. amiin. yal na yàlla yokk seen wér yokk seen fan. amiin amiin. defal ko sunu baay bu baax bii ci Tivaouane. amiin yaa rabbi. Mbaye Babacar Sy xalif général. amiin. wax néegu yàlla boobu ñu réflexionné waat. ay waay yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ba mu mat ba àgg ak jàmm. amiin yaa rabbi. ñaanal ko mbooleem xalifa al islam El Hadj Assane di la sant rek. jërëjëf ndaxte lii nga xamante ni ba mu dooree ba mars ba léegi bàyyi woo nga nekk ci di ci wax di ci def mu nekk loo xamante ni mbir mi dafa war a nekk mbir ku nekk sa yëfi bopp. la waaj a waxoon ni mbir mi borom kër ga ak jabar ja mu ne ko nijaay man de dégg naa mun daal mi ci kër gi dafa ëmb. mu ne ko affaire am la. mu ne ko nee naan ma yow nii yaa ko ëmbal mu ne sama affaire la. mu ne ko fekkee loolu am na kon man damay tas damay ñibbi mu nekk sa affaire la. kon mbir mi mbiru corona bi ku nekk dafa war a nekk sa affaire bopp. nga téye ko nga bañ ko sàggane. nga xam ne lii matuwaay yi ne yoon nga jël ko wax dëgg yàlla day defar fii nag ci Cambérène yàlla dogal na bi mu dund jàllee ba léegi wax dëgg yàlla ànd ak salte bi yëpp état bi mu ngi ciy def li mu mën lépp ñu siy ñaanal le président Macky Sall bu baax waaye di gërëm le ministre Abdoulaye Diouf Sarr Alassane Assane. ndax kii di Abdoulaye Diouf Sarr démb rek andi na fi lu mat ay pompe yu bari ak koy jox waa Cambérène. jàppale leen teg fi xaalis bu bari def ci 5000 litres de gasoil. kon ñu ngi koy sant loolu dafa jar a wax. nit du la dafa teraanga jàppale la nga taf sa benn bët ni maa koy yor. kon ñu ngi gërëm bu baax Abdoulaye Diouf Sarr di la sant di ñaanal ñëpp loolu rek moo tax mu dugg. jërëjëf Gazo xam nga mu ngi jàppale ñëpp yàlla na ko yàlla jàppale wa salaamaaleykum. amiin waaleykum salaam jërëjëf. 88 628 14 14 RFM. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj. waaw sëñ bi.
ñu ngi ziar baax. yàlla na ngi ziar. Cheikh Sall la di wootee Touba dëkk Baba Garage. sëñ Sall bisimilah. allo. waaw maa ngi lay déglu. waaw man li ma fi indi woon jamono yële moom mooy indiwaat. muy fàtte boo xam ne état fàtte nañu ko. di commencé commune Baba Garage Kër Samba Kane Dingiraay. Bambey Ngaay. 8 communes yoo xam ni amutu benn infrastructure boo xam ne moo jëm ci wàllum tali. tali ya nga xam ne ñoo fa nekk ay tali latri depuis 1937 nga xam ne tubaab bi ñoom ñoo ko fa bàyyi wa waaw loolu nag bi nga xamante si ni moo jógee Bambey jëm Ngaay liggéey bu nekk jot nañ ko ci def nañ ba ne def nañ appel d'offre xaalis génn na mais depuis boobu amuñu ci leen lu leer dem nañ rencontrer le ministre mais lim ñu wax ak keroog biñ ko invité seen télé boobu laajaat ko la même question lim tontuwaat diamétralement opposé bokkut li ci des tali bi nga xam ne moo jëm Touba Toul ñëw Kër Samba Kane ñëw Baba Garage campagne politiciens yi nga xam ne ñoo ne foofu dañ ci defoon jëf yu ñaaw ndax dañ faa indi woon ay machine wax ni ñoo ngi koy defar indi foofu fàkk yàq tali bi yëpp en complicité avec l'Ageroute dañ koy defar bi mu jàllee France daal di xëttee te it li muy ñaaw lépp def nañ ci tam ak yabeel jëmale ci président de la république ndax dañ koo jox papier moom mu wax ni tali boobu tàmbali nañ ko defar nañ ko te it duñ ci dara parce que ginnaaw bi Ageroute bind na lettre ni tali yooyu biñ ko doon defar dañ ko doon pàkk rek loolu nag ñaaw na trop def nañ fay kàmbu déviation yi mënuñu la su ma ni état bi mel sax mënuñu la ko nettali nit ñi dañoo dem ba dañoo gett tali yi di jaar ci tooli jàmbur yi di dem amul benn oto boo xam ne osé nga day jël jaar ci kaw tali yooyu pour dem metti na ok ci tali yoo xamante ni plus de 8 communes bon boole ay yu bari lu nekk nag def nañ ko nañ waxtaan nañ dem nañ ci presse mais dafa mel ni bokkuñu Sénégal doy na waar wala autorité yi nga xam ne ñoo yor réew cëraluñ ñu wala depuis indépendance naa lay wax benn maître doy na waar ok jërëjëf sëñ Sall jërëjëf Bambey jàpp Ngaay ak la wër Baba Garage yëpp 8 communes boobaak léegi ñoom ñu ngi wootee jàmbat maa ni dugg na ci nopp kilifa yi moom mu des nag ñu daal di ko doxale indi ci jubbanti taxawu leen balaa nuy foog loolee sëñ Sall di wax Sénégal ñëpp ci bokk El Hadj Malick Ka président jeunes éleveurs yu Sénégal El Hadj Malick waaw jot naa message bi maa ngi lay ziar bu baax yaak conseil économique social environnemental yëpp ak kilifa yëpp 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. bisimilah. El Hadj Assane. waaw sëñ bi. Imam Nasir Bey coordinateur des imams et oulémas de Dakar. ñu ngi ziar baax imam. ñu ngi lay ziar di la ndokkeel. jërëjëf. di ndokkeel nit ñëpp nag ci 14 septembre. jërëjëf. mooy Maam Abdoul Aziz. loolu yàlla. ci ndokkeel ci nit ñëpp. ñaan yàlla ñi nga xam ne doomam ji baax bi nee na mel ne Alaaji Abdou jeexul fa yàlla. yàlla na ko yàlla wërsëgalaat. amiin yaa rabbi. ndax réew mi soxla na ku mel ni moom lool. Alaaji Assane wax naa démb ci benn débat ni Alaaji Abdoul Aziz. bokk na ci li ko réew mi soxlaa woon mooy fexe woon na ba bu jafe-jafe amee mu fexe ba nit ñi participer ngir jafe-jafe ba dégg. xat-xat yi ñu nekk kay ñu nekk ci ndox mi ñu nekk ci ay jafe-jafe. su ma saana am li muy def mooy woote waa borom alal yi ñu génn seen xaalis mu séddale ko miskin yi fuqara yi. loolu xam nga jafe-jafe saa yu ko nit ñi bokkee. mu commencé woyof. day oyof dëgg la. ndax
li tax am réew di bañante ak peuple di bañante bokk na ci mooy ñi nekk ci jàmm di doxal na leen neex nekk ci ay jafe-jafe. loolu day tax nit ñi dañuy bëggante. dëgg la. xam nga daan na fexe ba borom alal yi bu ko laajee mu dajale leen kenn ku nekk génne la nga am bu dee ceeb bu dee sukkar lépp mu séddale ko masaaki lépp xaraay. loolu xam nga réew mi tey soxla na ko lool. dëgg la. ndax ñii nekk ci ndox yi mënuñu génn nekk ci jafe ci doxal seen ak nangu su neexee. loolu day tax ak réew dañu bëggante dañu war a bëggante. dëgg la. soo demee ci alxuraan yàlla dafay wax ne alal ji buñ ko bàyyi buy baagante ci diggante yi ñu xoom ñi ci def di kenn rek lañ ci am daal day tere lool. kay laa yàkku na doole tam benn ndax ni yaay ko alal bi nag façon boobu ni ko ci yàlla dimbali woon lu yéeme la. ànd ak nag yërmande ji nekkoon ci moom. ànd ak bëgg nit ñi nekk benn. ànd ak dem di nemmeeku fu jullit nekk rawatina kilifa diine yi xalifa yi fu nekk dem na ko ku ñu xam ko. te loolu mu ngi ko doon def ngir benn la xeex yi. dëgg la. yal nañu ko yàlla fay liggéey bii ma fi bàyyi woon nga xam ni tey Babacar ñi ko taxawu. ñu ko yàlla yëgale. niin yar ba mu inauguré ko tabarakallahu. amiin yàlla nangu lépp ndax alaja bi ak ànd ji mbéy yàlla dana ko nangu ndax léppam dafa yàlla woon. incha allah jërëjëf imam jërëjëf Gaye jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la ziar imam Nazir Gaye ñu ngi lay gërëm bu baax am na solo ci ku baax ki Ablaye Diop sëb sëriñ damay bañ sori ci waaw damay bàyyi ba nga pare émission balaa nga fiy daanu waaye baat yu am solo yërmande ga woon ca moom da baax bëgg ñëpp loolu nag mooy condition sine qua non yi liñ fi wax yëpp nit mënu koo def lu may xol ba mbëggeel ak cofeel da caa ne jëmee ci ñëpp waaye lu may daa am yërmande Yacine waaw ku amul yërmande boo ko doon waar ba 2049 du dimbali kenn waaw ku bëggul ñëpp it du mas a def lu baax lu bon rek lay def di ko wax kon ñaar yooyu mbëggeel ak cofeel ngir ñëpp ci xol waaye yërmande la lépp sakkan asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji Assane. kooku. El Hadj Diouf sopp da baax. El Hadj maa la ko gën a sopp de. waaw d'accord naa. na nga def El Hadj. d'accord naa. waaw sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf El Hadj. ñu ngi ñaanal jàmm di ñaanal groupe Futurs Médias yàlla na ci yàlla dolli. waaye amiin ñu bokk lépp nag yéen waa GFM génération Futurs Médias. yàlla dafa ñu jàmm ci mbas mi nga xam ne ba mu sosoo ba léegi dama ne Sénégal dañ mooy deuxième. ci monde bi. mais groupe Futurs Médias mooy première ci sensibilisation dans le monde. alhamdulilah. yow El Hadj Assane Gueye dañ la war a décerner benn prix boo xam ne nit koo xam ne dafay xeexal askanam dañ ko war a décerner prix boo dañ ko war a def loolu la amul lu mu wax jërëjëf. da nga baax rek El Hadj jërëjëf El Hadj Diouf sopp da baax moom moo jiite génération Futurs Médias mooy sunu soppe yooyu nga xamante ni ñoo nekkal fépp ci réew mi waaw di dox bay dox loo xam ni du nu ko yëg di nu jàppale fu nu ko yëgulee. wax dëgg yàlla loolu dafa am loo xam ne cofeel rek moo ko mën mooy li ma wax ci yërmande sànq rek waaw ci am ñoo xam ne bu ñu la nee jàkk rek nga xam ne ñii cofeel rek lañ la ëmbal ña ca des moom ëmb ci ñoom soxla borom kanam yu ñagas yi ñu jël Ablaye un dernier auditeur waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaw sëñ bi. Alaaji Assane. kooku. Imam Sefour Sarr Ro Sénégal. ah Imam Sarr ñu ngi ziar bu baax waay. ñu ngi lay kontaan ci yow lool. bis bu ñu yow 8h bu ne dañuy déglu RFM. ndeysaan jërëjëf Sarr. ñoo ngi kontaan ci yow lool yal na yàlla yàggal sa taxawaay. amiin ñu bokk lépp. ñoo ngi ñaan. sa mbir yàlla jëm kanam ak ndoy baan. amiin waaye ñu bokk amiin. noo ngi lay dégg bu baax ñun daal sant rek moo ñu taxaw woote. alhamdulilah ma ne. waaw. Alaaji Macky Sall. affaire tourisme bi macha allah jot nañu de ñu bari jot nañu si kontaan nañu si lool. foofu Rosso Sénégal. Rosso Sénégal. alhamdulilah kon. bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf Sarr yal na yàlla yàggal taxawaay gi jërëjëf. jërëjëf. Imam Sarr ñu koy gërëm doon woote Rosso Sénégal di gërëm ñëpp ñi nga xam ni woote wuñu waaye ñu ngi ci seen ruq yi toog di ñu ñaanal
di safoo RFM di nu déglu ak kóllëre gu mat sëkk vraiment kenn amul seen pay di jéggalu ci lépp lu ñagas wala matadi muy ci programme bi di ci wax ak waxin yi di ci dox ak doxin yi Ablaye maa ngi lay gërëm wala ñu continuer mbaa ñu continuer njaay mi. bu ñu bëggee réew mi dox yi atte te di atte yàlla gouvernement dina atte waaye su atte yàlla jotee nañ ko taxawal. incha allah ñuy ñaan rek yàlla may ñu ak roy ni ma koy waxee ci sang bu tedd bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bëgg gi baax na daanu yi baax na roy gi gënati yàlla ko yàlla defal Yacine ñu ngi lay gërëm ci taxawaay gi ak mbooloom service digital bu groupe Futurs Médias gërëm xaaj Ndiogu Diène ci wàllu réalisation di leen ñaanal jàmm ca kanam